xeex li nga xamante ni moo di wàllum chômage fii ci banlieue bi tax na ñi nga xamante ni ñoo di waa di initiative 221 daal di organiser bi le forum àllarba juróomi ñaari fan ci weeru juillet ci biir exposants yi gis nañ ñi nga xamante ni ñoo ngi yëngu ci wàllum audiovisuel. Banlieue Prod nekk na entreprise boo xam ne ñu ngi ko créé en 2019 ci biir banlieue mu nekk Yeumbeul Nord fi nga xam ne fi la nekk ay jeunes ñoo ko créé ñi nekkoon ci ay entreprise de presse yu mag ñi nekkoon ci ay production yu mag nekkoon ay réalisateurs yu mag ñoo boole seen i doole ak seen i xam-xam ñëw créé li nga xam ne mooy Banlieue Média Production nekk entreprise boo xam ni doon ko taxawal ngir mu jàppale ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi jàppale ñi nga xam ne mooy des entreprises les PME ci seen wàllum construction image parce que image fi ñu toll nii nekk na lu am solo rawatina monde bi nga xam ne ñu ngi wax naan ay nouvelle technologie de l'information de la communication ak communication digitale bi kon day jaadu ñi nga xam ni ñooy entreprise yi ñuy créer ay vidéo ak yu mel ñun nag secteur boobu lañ ñëw valeur ajoutée boobu lañ ñëw accompagner ko entreprise yi ñu créer ay contenu mais tamit dañuy créer ay contenu pour les télévisions xam na ni télévision yi amuñu doole defar lépp ñun dañuy créer des contenus di leen ko jaay di leen ko weccee ngir mën cee dund dimbali ñi nga xam ne mooy nekk ci biir entreprise bi. waaw ci loolu leen nekk xeex li nga xam ne mooy chômage bi parce que li nga waxee rek mooy jëm ci emploi des jeunes ndaw ñi nga xam ne xam nga banlieue bi koo xam ne zone la boo xam ni ndaw ñi bari nañ fii amuñu liggéey mais nag ñun fexe ñu mooy suñu defi mooy teel leen ci biir banlieue bi jox leen xëy ci biir banlieue bi ñun xam ne ñu déplacé wu du sori mais dañ ci liggéey ci biir banlieue bi gis seen bopp dimbali seen ay wayjur loolu moo tax ñu taxawal li nga xam ne mooy Banlieue Média Production waaye ju sori na foofu soo xasee banlieue bi xoolee acteurs culturels yi fi la ëppee groupe ñi nga xam ne yëngu ci wàllum art ak aada ak cosaan yëngu ci wàllum théâtre fi la ëppee loolu moo tax ñu créé entreprise bi ñu jàppale leen suñu wàllu production audiovisuelle yi seen théâtre yi ñuy def ak lépp loo xam ne dañ ko def ñu accompagner si loolu ci wàllum technique ak ci wàllum production bi ngir li nga xam ne mooy yokku doole li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci banlieue bi. moom day defar ay jus di defar ak li nga xamante ne moo di bisaab moom dina daal exposé li nga xamante ne fii Sénégal fii lañ koy defaree maanaam moom moo ngi yëngu ci li nga xamante ne consommé local lañ koy wax. voilà tey jii dama fi ñëw présenter samay bagage li ñu naan consommation locale lépp suñu gàncax fi lañ ko defaree leen fi gis maa ngi fi am tey jii sirop bisaab sirop bi 100% naturel la 40% bisaab 60% de sucre sirop bi nga gis ni 1 litre la mun nga si am 4 voire 5 litres d'eau doog ci yokku ndox yaa xam ndox bu set nga ciy def wala eau potable daal nga ciy def yaa xool ban dosage nga soxla moom nga ciy def voilà di sirop bi nga gis nii mun naa dem 2 3 ba 4 6 mois du def dara il suffit juste nga teg ko dans l'abri si kër gi lay nekk voilà mun na faa def 6 mois def dara mun nga ko sa bañ si frigo yow na ko teg foo xamante ni du tàng nay sedd rek voilà si kër lii moom c'est pas sirop mais nectar de buy nectar boo xamante ne ni moom da ngay sentir goût buy bi ngay sentir moom différence am ak sirop bi moom mun nga ko di nga koy diluer contrairement ak bii ndax buy bi moom voilà moom tam buy rek lañ ko defaree buy la ak sucre te lii dafa am sucre 60% or moom amul sax 40% voilà mun nañu wax ni 25% kese la moom tey jii boo koy utiliser mun nga ko ubbi noonu rek naan par rapport ak sirop bi nga xamante ne da nga koy diluer voilà moom loolu mooy différence am mais nag mun nga koo jaxase ak beneen fruit yaa xam banane la wala bu nekk itam lait en poudre loolu rek mun ko koy jël daa koy diluer ak moom bu ko dem jox la tam beneen goût mais de toute façon di nga ci sentir buy bi voilà bu weesoo loolu tamit am nañ fi sirop gingembre moom it 100% naturel la da nga am 40% de gingembre 60% de sucre 1 litre bi nga gis comme ni ko waxee woon sànq ci bisaab bi rek voilà bi nga gis ni 1 litre la 1 litre bi mun nga ci am 4 ba 5 litres d'eau. waaw sànq tamit ñoo ngi ñëw fii di ziar si di xool am na ñi nga xamante ne ñu ngi jaar génnaat mais am na ñoo xam ne ñoo daal jël benn yoon voilà. tamit di am yaakaar bu baax ni forum bi incha allah dañu gën a ubbil tamit ay porte parce que tamit dañuy defar ay jus yoo xamante ne boo amee cérémonie yaa xam mariage la baptême la wala anniversaire et tout boo jàllee sa commande dañuy defar jus citron am na Dakar bisaab buy jinjeer et tout. soxna si it ñu fekk fii muy jaay li nga xamante ni moo di consommé local li ci mel ni kaani li ci mel ni ketchup ak li nga xamante ne moo di fromage. man maay présenté Okasa muy association boo xam ne moom mooy transformer tomate di ko def ketchup di transformer kaani di ko defar genre sauce ak meew boo xamante ne bii dañ koy defar à base de sauce tamit ñu koy boole ak salade léegi ak crudité lañ koy lekkee moom lait bi
en général naar yi dañ koy tuddee labne mais dafa nekk loo xamante ne lu baax la ci gastronomie ñi nga xamante ne mag lañ mooy bii mooy li nga xamante ne mag ñi comme ñoo xam ne waratuñu lekk ay lu am diwlin waratuñu lekk li nga xam ne dafa bëri diwlin comme par exemple ay beurre ay chocolat yooyu noonu léegi lii nii dafay renforcer calcium ci yaramu doomu aadama di la jàppale ci sa estomac ko defee boo ko boolee ak crudité nga lekk ko sa digestion dafay yomb mooy lait bi nii labne bi ketchup bi mu nekk tomate boo xamante ne ñun ñoo ko transformé suñu bopp bien vrai que dañ koy jënd mais dañ koy transformé suñu bopp def ko à base de ketchup defaree ko def ko ak suukar ak tuuti fenugrec tuuti xabata sawda pour que li nga xamante ne acidité bi fi nekk mu bañ di lor doomu aadama léegi ñu ñëw ci kaane bi soosu kaane bi mi nga xamante ne moom a gën a tenir à cœur parce que soosu kaane bi ci la ñu commencé lépp lu ñuy def tey jii rek ci kaane bi la ñu commencé mu nekk loo xam ne ci Covid bi dañu gis que ne dañu lekk kaane man ni ma la ko mën a expliquer j'avais le Covid mais en mangeant du piment je me suis rendu compte que lépp loo xamante ne lii day jàpp ci sa gorge di la sonal boo lekkee kaane bi day dañ boo amee ulcère nga lekk kaane bii du la def dara à base de kaani fenugrec clou de girofle ak fenugrec mi ngi nii fenugrec clou de girofle xabata sawda moom lañ ko defaree ak kaane bi ak tuuti huile d'olive ak un peu de vinaigre jeex na moom lañ ko defaree mu nekk loo xamante ne tamit lu baax la ci gastronomie tamit waaw parce que doomu aadama yi ñëpp feebar fi mu nekk nii te lépp loo xamante ne boo ko lekkee rek mu wàññi sa acide ci sa biir yaram rek da nga ciy jéem a góorgóorlu pour jàppale si nit ñi. fekk nañ ci forum bi tamit ñi nga xamante ni ñoo di bàjjen gox yi ñoom ñu daal andi seen produit daal di ko exposé fii nga xamante ni moo di forum bi. centre bi nag bàjjen yi ñoo liggéey lii ci liggéeyu bàjjen yi la parce que bàjjen gox boo gis rek artisan la ñu ngi doon liggéey ci seen base yore ay groupement de femmes di leen former di jàppalanteeg ñoom parce que dañoo gis ni ñun askan bi dañuy am yaakaar ci ñun léeg-léeg nga gis koo xamante ni day am problème këram sax day ñëw ci bàjjenu gox bi bu ko defee ñun tamit ñuy def suñuy entreprise yu ndaw pour man ci am lu ñuy mën a dimbandikoo di ci mën a jàppale suñu askan ndax bu leen fàtte ne bàjjenu gox moom amul salaire amul dara dañuy def te yàlla tax rek loolu ñuy def nag te yàlla tax li ñuy recette yi ñuy am ci lañ koy jëlee kii café Touba la ci bàjjen yi ñoom ñoo ko liggéey kii tamit savon la savon médicament la bio rek lañ ko liggéeyee ñoom tam bàjjen yee ko def lële akara la am na sax céréale locale affaire bi daf ñoo bett moo tax sungu fi ñebbe waa akara la mooy akara sungu fi ñebbe la xam nga mooy akara moom la ñuy defaree akara sungu fi ñebbe la lii yëpp bàjjenu gox yi ñoo ko liggéey ñoo koy liggéey waa des na yeneen sax parce que dañuy defar lu ñu koy waxee ci céréale locale ay cere mboq yooyu yëpp dañ koy defar affaire bi moo bettee rek ba indiwuñu lool pour exposer ko loolu moo tax ñu indi lii rek exposer ko pour wane ni bàjjenu gox yi tooguñu tranquille waaye ñoo ngi liggéey ci seen base pour mën a jàppale seen askan. ñu fekk soxna si mu toog mu nekk ab ndaw boo xamante ne waa Africa Shop Boutique ñoom ñoo ko yebal fii nga xamante ne moo di forum bi Africa Shop Boutique nag dafa nekk benn boutique boo xamante ne lépp li nga xamante ni consommé local la ñoom dañ koy daal di defar li ci mel ni ay sac yére ba ci. Africa Shop mu ngi évoluer wu ci tout ce qui est mode culture aussi l'artisanat aussi ñu ngi ci évoluer te tamit dañuy defaale aussi décoration décoration maison ak hôtel voilà ça c'est Africa Shop mais aussi Africa Shop dafa ñëw pour promouvoir l'expertise ak la consommation locale. Bon forum bi d'abord je remercie le mouvement 221 ñi ma invité pour ma ñëw présenter samay produits bon samay produits d'abord tout ce li ma fi indi yëpp mooy c'est purement africain sénégalais voilà parce que
que Made in Sénégal Made in Africa moom mooy slogan wu Africa Shop ñu indi ay sac indi ay accessoires indi aussi ay tenues africaines pour hommes ak femmes voilà yooyu lañ fi indi yu nga xam ne mën nañ ko utiliser fépp surtout les tenues hommes et femmes c'est portable mën nga ko sol fu ne mën nga ko sol dans les entreprises ci forum yu mel nii ci bureau voilà mën nga ko sol partout cérémonie et consort. waaye it ñu fekk fi ñi nga xamante ni ñooy waa di Soto mu nekk benn organisation boo xamante ni bépp jeune bi nga xamante ne am na benn projet boo xamante ne bëgg na ko réaliser ñoom dinañ la daal accompagner ba nga réaliser li nga xamante ne moo di sa projet. maa taxawal kii Soto nag wala lu ñuy wax sotle mooy li nga xam ni da ngay ñëw jàpp ci dara moo li ñuy faral di wax dompat sax si sot la bokk dañoo gis ni ndaw ñi ci octobre 2020 dafa am ndaw yu bëri yoo xam ne dañoo dem jël gaal gi mu metti ñu bëri mu am dee ñu bëri dee si mais ñun comme daf ñoo metti ñu ne nit dara su la mettee da ngay xool noo koy teggee noo koy dindee moo tax ñu ne ñun nañ ñëw sotle ndaw ñi ñu ñëw jàppale leen naka lañ leen di sotle nag jàppale sotoo leen mooy dañoo ne ndaw yooyu ne dañuy dem bitim réew amuñu liggéey Sénégal wala seen entreprise yi taxaw na ñu ne nañ leen fexe ba nga xam ne dañ leen jàppale ñu am liggéey waaye kii wala nga créer sa entreprise mais kii am liggéey wala kii créer entreprise foog mu am xam-xam ba pare moo tax ñu ne d'abord ñun suñu Soto dañuy dajale bépp waay koo xam ne borom xam-xam la ñu ne la yow si sa xam-xam bi nga yore kaay nga ñëw nga def ko ci ndaw ñi donc moom mooy sa sot la yow moo tax ñu mobiliser le 9 10 11 avril ñu dajale ay ndaw ñu bëri former leen 3 jours di leen jox ay xam-xam mais di waxtaan ak ñoom aussi pour gën a mën a xam seen i besoins boobu nag permettre nañu maintenant ñu identifier 25 projets si 25 yi 10 projets yoo xam ne tey ñi ngi projet zéro lañ leen tuddee ñu commencé nag leen naa ne leen yéen kaa ñu accompagner leen si modèle économique modèle économique mooy naka ngay gagner xaalis si sa idée de projet ñu ne leen tam yemul foofu si modèle économique bi ñëw leen ñu xool naka lañ lay defalee business plan léegi nag foofu nag Soto bi dafa ñëw lancer benn concept ne bépp sénégalais boo gis ni yow xëyu ndaw ñi soxal na la nga joxe 200 francs kese par mois 200 francs ça fait 2400 francs l'année tey 2400 tey nga ñëw ne ma jox ma 500 bi ak jox ma 2400 2400 moo gën a yomb mais imaginez soo amee 5 millions de sénégalais kenn ku nekk ñëw joxe 2400 on est à 12 milliards de francs CFA 12 milliards li mu mën a def ci ndaw ñu bëri na léegi nag donc loolu dañ ko lancé donc moo tax ñi ngi ciy góorgóorlu di am nañ ay donateurs nit ñi ngi joxe léegi nag suñu joxee xaalis boobu ba pare ki nga xam ne projet am 5 millions la woon maintenant ñu woo ko ne ko nag kaay ñu accompagner la financièrement waaye balaa ñu lay accompagner yow si sa bopp nag yow jàppaleel sa bopp mooy ñëwal def sa sotu bopp mooy nga joxe 2400 waaye yemul foofu de ñu ne la demal nga xool si sa entourage say waajur say xarit nga ne leen kenn ku nekk na joxe 2400 yaakaar naa ni boobaa balaa ngay ñëwaat si ñun sax sa financement dina mat léegi nag loolu la ñuy dajale ñu accompagner la suñu la accompagner si boobu yemu fa mu des nag yow soo lancé sa projet mu leer na ne yow ay dàll ngay jaay wala ay sac ak lu mu mënti doon ñu ne nañ dellu ci waat ñun ñëw sotaat la jënd lépp mooy que donc ñi ñuy accompagner dinañ fexe ba jàppale ba nga xam ni seen i clients yi ñuy am dina yomb parce que ñun ñoo war a doon clients yi tey Sénégal ñi ngi dem jëndi lu bëri ci bitim réew fekk am na ndaw boo xam ne menuisier la defar ay lal yu rafet te daanaka amaana ko waa koñ ba yëpp yaakaar naa ne kenn ku nekk si lal ngay tëdd donc ndegam kenn ku nekk si lal ngay tëdd saa yoo bëggee changer sa lal war nga dem xool menuisier bi nekk ca koñ ba mu daajal la sa lal au lieu ngay da koy dem jëndi ci bitim réew donc loolu mooy la ñuy wax favoriser consommer local donc loolu moom mooy li nga xam ne Soto moo ko tax a jóg